suivre luttetv.com ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziare moomoo nag tey dañoo jël oto ñëw fii ba Mbour seet si ki nga xamante ne moom mooy Raye Ba coordinateur Luc Nicolaï yaakaar naa ne bi mu fiy mujjee li ñu doon waxtaan ak moom moo nekkoon problème mu Luc Nicolaï ak yoon gis nga bi ñu nee suba la tabaski yàlla dogal président de la république gracier ko boobaak léegi nag instant bi gisanteeguñu moo tax ñu ñëw fii fas yéene waxtaan ak moom am na combat boo xamante ne taxawal nañ ko mu nekk combat royal war a dox ci diggante Ama Baldé ak ki nga xamante ni moom mooy Modou Lo comme moom mooy yor lépp Luc Nicolaï moom mooy doxal programme bi ñu ñëw fas yéene waxtaan ak moom ci loolu waxtaan ak moom lan la mën a andil amateurs yi lan la mën a leeral ci xelu amateurs yi seen tekkaaral bi nan lañ naree sóobu ci combat boobu noonu donte ñu ngi ci coronavirus bi di ñaan yàlla mu jële ko fi ak lu mën a xew daal dina jeex yan stratégie lañ nar a teg yooyu yëpp fas nañ ci yéen waxtaan ak moom dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñi suivre luttetv.com ñu sóobu ci waxtaan bi maa ngi lay nuyu di la ziar Raye Ba. maa ngi lay fay Lamine di kontaan bu baax ci yow di kontaan aussi ci sa technicien Momo di kontaan également ci internautes yi nga xam ne ñoom ñëpp vraiment ñu ngi sur Lutte TV di kontaan bu baax aussi ci ñëw bi ngeen fi ñëw. comme ni ma ko waxee sànq rek bi ñu fiy mujjee boobu fekk nañ problème wàccoon ci njabootu la am waaye tamit yéen ngeen gënoon ko sentir muy arrestation Luc Nicolaï bàyyi bi nga xamante ne xëy ngeen ñu ni président bàyyi na ko nan ngeen ko dundee nouvelle boobu noonu nan ngeen ko dundee. waaw sant yàlla d'abord di sant yàlla bu baax di julli ci sangu-sang yi di sant Serigne Touba Khadimou Rassoul di sant si tamit sunu waajur yi mbégte rek parce que xam nga yàlla dafa dogal li nekk tamit une valeur nationale bu mbir moomu dalee ci kawam vraiment Sénégal yëpp kenn yéenewu ko loolu parce que gis nañ tamit vraiment li nga xamante ne nii noonu lay jàppalee làmb di ko jàppalee tamit xale yi ñëpp doon ko ñaanal président aussi ñu ko ciy gërëm moo xam ne Luc sa dëgg foofu du place am moom it vraiment mu defal ko grâce bi ñu ko ciy sant bu baax di ci kontaan vraiment retrouver waat ko aussi ci biti parce que aussi xam nañ ne la jeunesse a besoin de lui parce que c'est un homme de facteur de développement nit la koo xamante ne nii vraiment nit ñi soxla nañu ko ci biti donc ñu ciy gërëm président bu baax mais également di ci gërëm monde sportif bépp nag surtout nag le monde de la lutte ok loolu am na solo 2012 la woon ba 2020 2012 la ba 2020 parfois ñu jàpp ko parfois ñu bàyyi ko mu mel ne dund ngeen 8 ans yoo xamante ne da ngeen doon souffrir parce que yéen a ngi xalaat à tout moment rek mën nañ ko arrêter bi nga xëyee ñu ne président daf ko gracier affaire bi léegi wàcc na ko nu ngeen ko dundee laa bëgg a xam par rapport ak 8 ans yi waaw mooy li ma wax rek ak ay sant nañ président sant nañ amateurs yi mooy li ma la wax rek ak mbégte parce que aussi xam nga bu dara tegoo sa kaw te mu bari ci loo xamante ne nii nit ñi ñu ngi ko ciy wax te demeewul noonu mu dem ba benn moment sax mu mel ni acharnement ay nit ñoo xamante ne nii peut-être dañu nekk ci suuf bëgg rek détruire nit ki bëgg yàq tamit li nga xamante ne nii mooy mbiram xëy na parce que daf leen gêner ci yu baree bari donc yooyu yëpp nekk loo xamante ne ni ay difficulté la ku ci nekk di wax parce que en général nit ñi ñaareel mbir day am ku ci nekk di ci wax te doo xam réellement nan la mbir mi demee donc bu loolu lépp jaaree fi depuis 8 ans mu metti lool nag ñu ànd ak sunu sago ànd ak sunu gëm yàlla di ko dund terewul ñu continuer aussi sunu liggéey parce que depuis 8 ans yi gis nga aussi li nga xamante ne nii moo fi xewaat comme ay programme yoo xam ne structure bi taxawal na ko donc yooyu yëpp metti na mais sant yàlla rek sant yàlla parce que tamit lu metti ci kaw jaam bi lay dal te yàlla dina seet ñi nga xamante ne nii ñoom la gën a bëgg ci kaw suuf mu teg leen nattu donc bu loolu amee nag nga ànd ci ak sa sago ànd ci ak gëm yàlla gu mat am naa yaakaar ne njariñ rek ciy mën a jëlee parce que yàlla buy yàq dafay mel ni buy defar dafay mel ni kuy yàq donc ñu ngi ko ciy sant bu baax di sant daal yàlla bu baax di sant adduna bi yëpp di ñaan yàlla tamit yu mel nii yàlla na fi géej mu bañ fi amati ñu continuer daal li nga xamante nii mooy sunu liggéey temps boobu noonu yëpp découragé wu leen benn yoon sa gànn rek yéen a ngi bëgg di def ay événement diggante bi teg ngeen fi Balla Gaye Gris Bordeaux mu bokk tey ci combat yi nga xamante ni ba adduna di tukki day bokk ci combat yi gën a mag teg ngeen fi Gris de Reug Reug ñu ne combat bu naw la ngeen ñëw def ko événement Siteu yaakaar naan ak Zarko yooyu yëpp ci diggante bi la
ba ci dernière arrestation bi ngeen ñëw tëgg combat royal ginnaaw bu ngeen toogee presque 8 ans yoo xamante ne tëggu leen Modou Lo courage boobu lan la. waaw ci mais staff bi la wala ci moom en personne. mooy jom rek ak fulla ak fayda parce que nit tamit da ngay am njariñ. bon c'est pas parce que da nga nekk dans la vie am benn affaire bu dal sa kaw rek nga toxi wala nga bàyyi non il ne faut jamais reculer parce que rien n'est jamais trop tard. Il faut aussi xam nga toujours ngay continuer di xeex gëm sa bopp liggéey te xam ne aussi àddina bi ak ay difficultés ñoo ànd. mais du tere aussi nga gëm sa bopp. nga liggéey te xam ne aussi ay difficultés ak ay coono yàlla daf ko mooñaale ci kaw àdduna. donc baaxul dara nit dara dal sa kaw rek mu bari ñu ci nekk di galgal ku ci nekk di yàq pour détruire la pour nga jeex définitivement. rek nga bàyyindi ko non non nit da ngay am jom. da ngay am fulla da ngay am fayda parce que nit kenn du ko doyee lu dul njariñ. te mënoo dem ba tollu fenn fi nit ñi am yaakaar ci yow nga bëgg reculer non jamais loolu baaxul moo tax toujours ñun dañ mës gëm ne. lii épreuve la boo xam ne dañ ko war vivre. et puis un jour viendra dinañ ko dépasser. parce que ay jaam lañu ñu ciy sant yàlla bu baax léegi nag jéem a xool li nga xamante ni moo nekk sunu kanam. li nga xam ne nii aussi weesu nañ ko ñu jéem ko fàtte quoi. macha allah loolu am na solo mënul woon ñàkk ñu laaj la ci loolu noonu waaye nag lu ko jiitu combat ngeen taxawaloon mu nekk combat Modou Lo ak Ama Baldé comme ni ma ko waxee sànq lu ko jiitu tëgg ngeen ay combat yoo xamante ne ñoo ko gën a mag ba tàyyi ndax ko boole Yékini ak Khadim Ndiaye Tafa Gueye ak Lac de Guiers Mame Ndiambar ak kan la. Mame Ndiambar Bombardier ci benn tàkkusaan yaakaar naa ne loolu moo gën a rëy combat Ama Baldé Modou Lo est-ce que mën ngeen a defaat ci liggéey mën ngeen a liggéeyaat ci combat bi nii ba liggéey lu ngeen liggéeyul woon. ah si pourquoi pas parce que nit ki gis nga Lamine ndëgam yow yaa ngi dund rek yaa ngi am xalaat gis nga looy gën di màgg di gën am expérience. di gën am expérience parce que da ngay am vécu donc ñun loolu ñu jot dund. depuis 99 ak léegi daf ñu permettre tey ñu am expérience bu mag parce que tey lamb bu demee ba nekk industrie tey ñu naan li c'est une valeur nationale c'est parce que tey dafa bokk ci ñi valoriser lamb ba lamb xëy ak si fii parce que lamb suñu cosaan la mais dafa nekkoon cosaan tout court mais tey dafa xëy nekk secteur boo xam ne secteur de développement la li tax nag mu nekk ko dafa am ñu ko liggéey ñi ko liggéey li daf ci bokk ràññee ko ci lool bu ci jiituwul en tout cas kenn jiituwu ko ci donc ku mel noonu nag dafay am expérience boo xam ne daf koy garder am bagage yoo xam ne mu ngi ci moom ba tax na am naa yaakaar ne à chaque moment que bu ñu génnee rek dañuy génn lu bees xam nga si je ne me trompe pas 2017 xaw ma 2018 bi Balla toogee 2 ans gàddaay ñëwul Gris jóge ci défaite ci digganteem ak Modou Lo bi ñu àndee combat boobu dañ leen ne combat bi moom mooy suqali làmb gars yi dañ doon reetaan sax mais keroog gis nga Léopold Senghor ci histoire làmb bi làmb commencé ak léegi keroog ci stade boobu 60 000 places gis nga la fa daje ci mbooloo jaaxal na nit ñi et puis ñu am combat bu neex donc loolu mooy Luc Nicolaï Enco méthode la ak stratégie yàlla moo ko mooñaale loolu donc moom c'est un homme de défi lépp lu muy def rek da ciy joxe li mu am yëpp xalaatam xam-xamam te macha allah yàlla nag may na ko xam-xam donc moo tax toujours sénégalais yi saa yi bu génnee rek ñu ne fi mu génnee fooguñu ko woon donc loolu la moo tax na xelu amateur yëpp dal te xam ne tey ñu ngi ñaan corona bi gaaw jóge fi nit ñi delluwaat ci activité normale yi di ñaan mbënd mii nga xamante ne ni tey jimit moo am dal ci kaw Sénégal yàlla gaaw jeexal ko Sénégal yooyu yëpp retrouver waat seen place ñaan jàmm am ci réew mi mais bu ñu yàlla yóbboo ci combat boobu saison bi ubbi waat activités yu normal Ama Baldé Modou Lo di nga gis ci làmb loo xam ne ba làmb daree doon làmb ba léegi ca ñoom Abdourahmane ba fii may wax ak yow doo ko mës a gis ci làmb parce que combat bi moo toll foofu la ci côté ambiance wala ci côté organisation wala bëre lépp dama ne la bëre bi ñaari mbër yi ñoom ñoo ko yor parce que dañu war a daje parce que Modou xam nga ak fi mu jaar yëpp bi muy soog a ñëw dañu ne du poids lourd mu nekk mi-lourd nga gis fi mu jaar daje ak ñoom Balla Gaye 2 fois daan fi Eumeu Sène 2 fois daje fekk Lac 2 fois yóbbu fi Bombardier ci docteur bi donte Bombardier daf ko daan mais mu nekk waaw un lutteur boo xamante ne ni il est respecté c'est un lutteur vraiment engagé def li mu def yëpp ci làmb xëy nekk roi des arènes Ama Baldé aussi nekk xale nekk étoile montante di ñëw gis nga daan fi ñoom Tapha Tine vraiment def fi ay jaloore yoo xam ne permettre na ko mu agsi
tey ci ki nga xamante ne nii parce que bul fàtte ne Ama Baldé moo freiné Malick Niang parce que Malick Niang mu ngi woon ci allure bu mool corrigé fi Sa Thiès ci ay secondes mais gis nga Ama Baldé dafa ñëw presque daf ko duma daan ko donc daan un lutteur de la valeur de Tapha Tine kon kooku tey jii bu xëyee nag jàkkaarloog Modou xam nga loolu combat la boo xam ne surtout muy combat jànq yow xam nga sax combat boobu yow même boo ko laajul xam nga ne ci 10 ans yi ñu génni ak ci 10 ans yi ñu jëm yow leer na ne kii mooy meilleur combat ci at yi ñu nekk parce que combat bi moo toll foofu donc nag war nga xam ne ak Luc Nicolaï Enco ak seen stratégie et seen méthode et tout bu yàlla defee jàmm rek yow war nga séentu loo xamante ne nii yow sa xel war na mën a dal parce que Lamine ku la jox ndékki bu la nee di nga réer bu suur war nga koo mën a gëm Sénégal ñun yooyu lañ leen tàmmal mooy innover créer yu bees parce que lamb cosaan la mais dañ ko gën a valoriser ba nga xamante ne nii ëllëg dina mën àgg ci yenn dimension yi te ci loolu lañ mës a nekk te loolu aussi duñ ci dellu gannaaw est-ce que mën nañoo xaar tamit ngeen defaat yeneen genre face à face comme face à face yi ñuy gis nii ñëw taxaw ñaari mbir kii toog est-ce que mën nañu xaar ngeen innover def beneen façon boo xamante ni mësuñu koo gis Lamine télé laay waxe gis na bu yàlla defee jàmm corona bi jeex situation actuelle bi am ci dëkk bi jeex lépp mu leer di nga gis làmb delluwaat foo xam ne nii combat bi di nga ci gis loo xamante ne nii ba làmb dalee doon làmb ba léegi mosoo koo teg sa bët parce que combat bee toll noonu c'est un très 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 grand combat Ama Baldé Modou Lô loolu moom yow même boo ma ko laajul yow sa conscience bopp rek boo toogee war nga xam ne loolu moom mooy am te loolu sénégalais yi xam nañ ko te gëm nañu ko di nga gis loo xam ne gis nga ci en terme de ay face à face ay signature ak yi war a am di nga dem ba di nga ne téye sa gémmiñ ne lii est-ce que parce que dafa am loo xam ne dañu ko xalaat te dañu ci yàgg liggéey te combat bi dafa toll foofu gis nga yii weesu dama la wax ne la weesu na tey jii nañu bàyyi li ci kanam raw li bët yàlla nañu yàlla may wër ak fekke feebar bi jeex ci dëkk bi Sénégal yëpp jàmm rek am fi àddina jàmm am fi nga xool ci at yi di ñëw nga xool xam nga am na ñu ne làmb dee na làmb dellu na gannaaw yàlla nañu yàlla dolli sutura li ci kanam raw li bët daan ci waxaat dinañ ci waxaat comme ni ma ko waxee rek drapeau dañu leen di faral parfois ngeen gis nit boo xamante ni maanaam nit ku mag la ci dëkk bi mais parfois dañ koy xaw a fàtte wala mosuñu ko delloo njukkal ci dara ku mel ni V5 Faye doon ngeen ko tuddee drapeau gis nañ tamit xaar may ma jaaga ba ci abbé jamakun parce que mën nañu xaar bi paana ngeen jeexaat ci kilifay dëkk bi kenn wala kilifay réew mi ngeen jox ko drapeau bii nii waaw xam nga loolu lépp mën na nekk parce que àddina la ñu nekk boo gisee ku mel ni V5 xam nga àndam ak Luc dafa yàgg waaw parce que bi Luc di soog a ñëw Ndakaaru dafa bokk ci mag ñi ko xëccoon uuf ko téye ko ak njabootam jàppale ko ci lu baree bari Luc doon ko delloo njukkal abbé jamakon comme ni nga ko waxee toll na benn moment xeex bi metti na Casamance pour que ñu jéem a parce que ku ci nekk ci dama lay wax ne Sénégal bu ñu bàyyee wax ji ku ci nekk secteur bi nga féete nga fexe secteur boobu nga am loo ci def réew mi dafay dal di jëm kanam donc ku ci mel ni abbé jamakon jamono boobu loolu moo waraloon Luc andi ko ku ci mel ni xaar mbay nga xamante ne nii moom it monument la yàgg na ci réew mi di ndaanaan bu mag yàgg représenté Sénégal aussi ci bitim réew yàgg tamit bégal Sénégalais yi kooku tamit mérité na loolu donc yooyu yëpp dafa nekk ci kanam parce que on a largement le temps pour gën a mën a wax ci yooyu mën a gën a xool yooyu mais li wóor te wóor yow combat Ama Baldé Modou Lô xam nga ne Sénégal yëpp tey ji ñu ngi ciy waxtaan te xam nga ne nag Luc Nicolaï Enco ñoom ñoo ko organisé te dama lay wax ne la Luc Nicolaï Enco ci méthode et stratégie yow da ngay xam ne tey bu làmb accès fii bu ci jiituwul desu ci gannaaw donc yooyu yëpp mën ngeen ko xaar mais li ci kanam rawu li bët li ci kanam rawu li bët yaa ko wax Sénégalais yëpp ñoo ngi koy waxtaane mais yéen dañu gis ni seen côté da ngeen a def tekkaaral trop depuis bi ñu bàyyee Luc ba léegi li mooy seen première sortie tekkaaral bi lan moo ko waral dañ leen wax bu leen wax wala nu mu demee noonu non c'est normal parce que xam nga tamit bu ñu waxantee dëgg wax nga ko léegi 8 ans boobu ak léegi coow li bari na mbir mi dal na sunu kaw tey bu ñu waxantee dëgg li un jour dama koy xool ba si yàgg ma ne ko man dey su ma doon yow ma daw waaw bàyyi làmb mu ne ma non jamais lii ay difficulté la ay épreuve la nañu dëgër dinañ ko surpasser te donc loolu mu waxoon
mujj nañ ko ci fekk si mujj nañ ko gëm. ñuy sant yàlla bu baax mais li wër te wër Lamine mooy. dafa am loo xam ne bu ñëwee ku nekk di wax te ñu bari xamuñu ci mbir mi dara di wax ñu bari jóg di galgal ñii di yàq ñii di saboté jaadu na tamit bu lu mel nii amee ñu toog ne tekk ba tekk woon ñu yoon. mais combat bi taxaw na dinañ ko organiser ci kàttanu yàlla bu feebar bi jeexee. mais li wóor te wóor mooy tekkaaral gu ne am na wax la. tekkaaral gu ne wax la. yow lii sax ma la may nii c'est parce que da nga jógee Dakar ñëw bu fii. mënuñu ko gàntu. ndax ni mu demee ak kóllëre gi ñu seex. parce que bu dul dara diggante Ibrahima Beuz ak Luc ku nekk xam na ko. sama diggante ak yow aussi ku nekk xam na ko donc loolu mënul ñàkk. mais li ci kanam raw li bët. tekku ko tekkaaral goo gis rek wax la. tekkaaral boo gis wax la moom dam avant corona bi yow bi ñu arrêté lu rek da nga ni moom waxu combat nañ ko jël tege ko ne le làmb mënu la am kon tey buñ bàyyi li nga dalal xelu nit ñi ni combat day am dañ koy mën a gëm mais ñaari camp gis nañ Birame Ngingue comme li nga wax nii la wax nee na incha allahu rabbi ak lu mën a xew combat bi dinañ ko bëre mais Jules Baldé moom nee na déggagu leen ba léegi. waaw mais Jules nag moom xam nga tamit loolu la lay wax c'est vrai dégguñu parce que instant bi dama ne la c'est un peu prématuré dafa teel ci ñuy wax yooyu xam nga li tamit mu ngi woon ci situation tabaski bii la génni boobu ak léegi ça fait matagul 2 mois donc yàgg-yàgg ñi war a gisee yëpp daanu gisee ñi war a daje daañu daje li war a am dina am parce que demaguñu fen mais dafa jaadu lu mel ni bu dalee suñu kaw bu ñu ñëwee tamit ñu ne tekk noonu rek la mais loolu du dara Jules li mu wax dëgg la gisaguñu mais yàgg dinañu gis. gisagu leen mais li leen war la woon ak moom. lépp incha allah waaw dinañu gis incha allahu rabbi. ok loolu am na solo macha allah yal na ko yàlla mottali mu egg si jàmm ak salaam incha allahu rabbi mais est ce que ci loolu rek ngeen di yem est ce que doo leen ñëw rek def ko tëggu ndënd ak semi neex benn naqari benn comme joxe ngeen avance ba pare ñu ne nañ dóor bi après ñu lem suñu ngemb. Lamine il faut ñun. Luc Nicolaï Enco ñu liggéeyaat ci làmb parce que làmb sénégalais yi dañ ko bëgg te dafay sunu cosaan te mag ñi dañuy wax ne boo bëggee xam sa bopp da ngay fonk sa cosaan gis nga dinañ liggéeyaat ci làmb ci kàttanu yàlla ba sénégalais yi xam ne làmb ñun liggéeyaat nañu ci même mbapat yi dinañ ko valoriser waat xam nga yóbbu woon nañ ko 10 millions ñu ngi ciy waxtaan ci lu baree bari ñun staff bi bëgg nañ ko liggéeyaat ci beneen façon décentraliser ko comme nañ ko doon defee parce que année yu ñu weesu fekk nga ñu Passy fekk nga ñu Foundiougne fekk nga ñu Kaolack donc décentralisation boobu dinañ ci gën taxawaat gën a valoriser waat bëri bi amul dóor parce que tamit loolu dafa bokk ci cosaan. parce que booy xool année boobu mooy année bi dàq ci bëri simple. mooy année 2018 bi 2019 presque mbuur rek ngeen yem. kon mën nañu xaar bu corona bi jeexee ngeen dekkilaat wala ngeen def lu raw loolu noonu. nañ ñaan yàlla rek corona bi jeex Sénégal jàmm rek am fii comme mbir mi yàlla dogal na jeex na. bu mu gën a jeex rek gën a oyof ñëpp ñaan. ñu xool yàlla bari na sutura. macha allah loolu am na solo loolu la ñuy wax ci combat Ama Baldé bi ak Luc Nicolaï ak Modou Lo.